lu fi ci xibaar yi bokk na ca ni lu soxal mbirum lu jëm ca géejawaay foofee jàppale ni kon ña nga ca fexe ba gën a tàggat ndaw ñi ci wàllum xëy mi wàllum formation ñu ngi ko awee ci projet bu ñuy wax yaakaar ndaw ya def njooxe wutali CDEPS ba lañ ca bëgg mooy tàggatu daañu si ñëw ci biir xabaar yeeg gëstu bu dal njàcc dañ ci bokk itam lu soxal li nga xam moo jëm ci teefonkay nekk ca diwaanu Barkédji ca Jolof la am nan jaaxleen jur gi màngaani woon ay weer boobaak léegi war a dellu si waat nee ñu mën naa jur jawaab bu leen toppatoowul ndax wóorul ni dañu indaale ay feebar ak lu ni mel kon nañ leen ping maanaam ñàkk leen lu ni mel la Mamadou Sori Sakoum moo jiite chef du village nekk ca barab bu ni mel daañu ko dégg ci biir xabaar la mu dénk sunu correspondant daañu ci boole itam hôpital Dantec fii ci Ndakaaru itam kon fukki fan ak juróom ci weer wi maanaam ginnawaati ëllëg lan koy tëj toj ko tabaxaat ko moo ko sookeem ña fa doon daan seen doole itam di ay jaaykat la ci aju seen kàddu jib na ci wàllu googu daañu ci ñëw ci biir xabaar ak gëstu soxna Khadija Ndat Diouf daañu ci boole article de la semaine El Hadji Malick Cissé moo koy jukkim ñëwaat na ci ëllëgu au conseil des collectivités territoriales bi nga xam tey jii coow la bari na ci lool ci dëgmal élection ko war a tabb ku jéggi jàpp dañ ko war a fee jëlee lu mu ci mën doon article de la semaine moo koy jukki li moo fees ni skis faram-fàcce gi. ñu gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale lu jëm ci faatuk François Mancabou boobaak léegi ay mbokkam jot nañu néew bi dañu ko jébbal borom bi incha allah talaata ci sëggu Saint-Lazare fii ci Ndakaaru itam njaboot gi ni waaw am nañu xol bu seddandi as lëf ndax gënoon naa metti sa mbokk génn àdduna jot ci am néewam di ko jébbal borom bi tëlam waaye ba fii avocat yi ni kon xeex ci wàllum yoon lu mënta ñàkk lay doon daañu amal ab plainte maanaam plainte yu sakkan ci bitim réew liñ ci bëgg mooy wili pandem nguuru président Macky Sall ak état wu Sénégal ci ñàkk sàmmonteeg àqi doomu aadamam kenn ci avocat yi kàddoom jip ñu ngi ko duppee maître Amadou Diallo la mu dénk Amadou Bari. waaw famille bi de xam naa ne quand même elle doit être soulagée c'est-à-dire qu'aujourd'hui parce que nit ki moom soo amee néew lu ngay yàkkamti par rapport ak say aada nga suul ko mais comme tey jot nañ ko bi sant yàlla tey ñaan yàlla kay ñu rob ko ci anam yu gën a rafet. avocat yi dañuy laajoon benn expertise complémentaire parce que simplement bu ñu defee autopsie bi médecin jotoon nañ def ay prélèvements sur certaines parties du corps ak sur certains liquides corporels. mais ensuite prélèvement yooyu kenn defu ci analyse kenn defu ci examen bon ñu gis ni quand même donc rapport bi c'était pas complet ñu laaj pour ñu compléter ko état bi ci boppam moo war a jóg parce que dès quand même ça cause un important trouble à l'ordre public war a jóg pour càmbar affaire yi xam kan moo def yu mel noonu François Mancabou fu mu deewee dafa fekk mu nekk en détention mu ngi si loxo yoon donc quand même état am na responsabilité par rapport à sa législation locale mais également par rapport ak convention yi mu jot a ratifié waaw loolu yëpp pour état Sénégal xam ni léegi comme na compétence universelle nit ki warul mën a dee te kenn xamul lu ko rey ak ku ko rey te suñ ko xamee loolu ñu xamee loolu ñu war a sanctionner donc moo tax pour élargir possibilités yi ñuy def plainte au niveau de Paris war nañu déposer plainte États-Unis ak Canada Sénégal fii tamit nañ ko def la même plainte même bu dee aujourd'hui y a une enquête et donc certainement dina am information judiciaire. muy kàddu kenn ci pôle d'avocat yi lay la njabootu comme demu si yàlla François Mancabou ngir ay àqam yi nu njort na su ko fell yoon def la ca war ca bitim réew bokk na ca ci kuréel gi dénk sàmmi àq doomu aadama ci mbootaayu xeet gi Nations Unies daañu ca porte plainte Canada yi ndaka noonu États-Unis d'Amérique et yeneen kuréel daañu toppaat wàllu gu mel ca nu mu gën a yaatoo leneen la aja topp mooy l'hôpital Aristide Le Dantec fii ci Ndakaaru moom itam nar a dugg ci histoire fukki fan ak juróom ci weer wi muy ginaawaati ëllëg incha allah daanu ko tëj gi li ko indi mooy toj moo cay toftalu ndax ràpp gu bâtiment yi ràpp màgget ba jéggi dayobam ñu war ko tabaxaat tam lu di mel moo tax sunu reporter soxna Khadija Ndat Diouf def na fa doxantum tuxal gi ak tëj l'hôpital bi ña fay liggéey du ñoom rek ñoo tumuranke ña fay daan seen doole itam ci wet ga di ay baanam ku nekk la ngay jaay ñoom itam yëg nañu tëjte bi seen kàddu jib na reportage
ndaamaar yi di dem ak ñëw fii ci wutu l'hôpital Le Dantec jaaykat yi bëri fi lool fii la nag mu mel ni tëj bi ñu nar a tëj hôpital bi fukki fan ak juróom ci weeru août bi ñu nekk andi na ci ñoom njàkkare góor gi daanaka bañ fi nekkee ba léegi def na lu toll ci fukki at moom mi bi li xibaar jëm ci tëj bi ñu nar a tëj l'hôpital Le Dantec jaxase na ko lool même su fekkee ni sax ànd na si. ne arrangé wu ñu ñun kay loolu arrangé wu ñu fi yàgg nañu fi bon ñu ne waa hôpital bi benn lañu waa hôpital bi dañu jàppale ñu jàppale leen parce que accompagnant bu ñëwee bu amul fu ñu reere fii lañu ñun ñoo tam bu ñu amee problème foofu la ñuy dem ñoo bokk liggéey bi daal. waaw bu dee suñu sagoon bu dee suñu sago moom wax dëgg dañu war a bàyyi noonu rek ñu xool ban solution la ñu war a def. fii la yaakaar bon bu jékki-jékki bu ñu waxee hôpital bi day toj ñu tan amuñu fu ñuy dem te moyen bi gis nga nu mu demee affaire bi daal mu ngi noonu rek. jigéen ji yor gargotam li ni mel daal nekkul li ko arrangé la mu xamle nag bokk na ci hôpital bii bu tëjee dina feeñ bu baax ci seenub njaay. loolu day arrangé ñu wax dëgg yàlla waa ndoga yàlla moom kenn mënu ci dara waaw fii la ñu yaakaar day yori njaboot yu sew fii la ñu yaakaar ak yàlla ma ne saa nii tey sama kiiraay bari tàggoon na ma ñi di dem dala jàmm ñi di dem ambassade ndaw bu ñu amatoo kay dem kër gi toog parce que amuñu feneen. fii lañu yaakaaroon yàlla. li wokk borom gargot bi daanaka moo xuri jaaykatu yàpp bi nga xam ne jaaxle na lool jamono yi. xam nga ku nar a def omelette il faut nga toj nen defar kay defar dañuy ànd ak defar duñu arranger du tout mais ku yàlla bind moom il faut nga jot sa wërsëg ba keroo nga wuy sa borom su fekkee dañu toog ba suñu amatul client kanaa ku nekk seetu beneen solution. ayu bés des ñu nar a tëj lii di hôpital Le Dantec bi li situation nag jaaxal na lool lii di malade yi personnel de santé bi waaye itam jaaykat yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu ci buntu hôpital Le Dantec di fa daan. soxna Khadija Ndat Diouf àndoon ak Seydina May ca l'hôpital Dantec bu Ndakaaru war a tuxum mi ngi noonu kon jaaykatu tufe yi ak brochette yi ne ci jaaxle ndax seen ëllëg moo leen lënt ñenn ci ñoom dañoo rek ñoo jaaxle ñeneen tam ñi ngi amuk jaaxle mooy ñi nekk ay teefonkat yi sàmmkat yi nekk ca diwaanu Linguère ak Liko rawatina fi nga xamoo di Barkédji ñoom dañoo yëkkati seen kàddu gis ni bari woon na ak jur gu màngaani woon màngaan nag war a ñibbisi kon pingu ko lu mënta ñàkk maanaam ñàkk jur gi xam ñu war ñu wàcc fi nga xam mooy Barkédji li ko wër lañ jàpp mooy dañoo gis ni buñ leen pingut ëllëg mën nañu indaale feebar yoo xam te ni bi mën naa wàll la fa des nag jur ca kon mu jur jawaab kenn ci kilifa yi ñu ko duppee Mamadou Sow mooy président association bi ëmb mbooleem chef de village ci barab bu ni mel la mu dénk Seykou Diallo. xam nga fii silo pastoral la bu demee léegi ba nga xam ne waxtu bi jonn sàmm fu mu mënoon a nekk day wàcc si fii ala bi dana xat lool boo seetee lu war a tolloo ko juróom benn région bu ñu bëggee nawet ci benn départemental xam nga day xat loolu bokk na ci jafe-jafe deuxièmement jur gi bu demee dana dem fi léegi ba boori Tambacounda te xam nga lu jaxasoo rek feebar daal di dugg même jur gi buy wàcc si fii am na benn feebar bu ñu signalé sax gisaguñu ko mooy bade put yooyu nga xam ne nag yi dañ koy def ñun tam am nañ ci jafe-jafe bu fekkee ñu ngi ñëw fii tam ku fi ñëw jaar fi représenté wu bu fekkee jur gi wérul ñu seet nan la ñuy def ba vacciner jur gi wala moo ko wasaaree ci biir tund wi fi nga xam ne dañ ko war a génnee mbéy mi fare fi kooku defoon nañ ko ci silo pastoral bi tool yi fare fi jur gi fare fi waaye li ci gën a métti daal lépp li koy gën di méttil ñii ñëw di ñu fekk si nañ ñuy respect ndax ñun nekk luñ fi lu muy jàmm ak salaam nekk luñ fi lu muy na Sénégal yëpp baax nekk luñ fi lu muy jur gi yëpp na am jàmm ak salaam kon ñi ñuy fekk si bu ñu fekk see bu ñu leen conditionné ay conditions nañ ci tegu ndax conditions yi def ñu jëriñ rek jëriñ leen. waaw ñax mu ngi commencé am bariwul nag waaye mu ngi commencé am waaye gis nga bu ñu wàccee fii bala ñoo màng ba dem day fekk ñax mi jeex tàkk ndax day dem bu taw bu géejee taw ñaari fan rek xam nga ñax mi dañ koy dagg buñ ko daggee mu jebbiwaat bu géejee taw nag du jebbi bala ñoo màng fii day fekk beneen ñax nekk fi te toujours maa ngi koy wax sàmm yi ndax silo pastoral bi ñuy wax léegi ñax mi daanañu gunge ba ñu desee ci taw benn weer léegi mu ngi ñuy gunge ba ñu desee ñaari weer dana dem ba nga xam ne ñetti weer la ñuy am ñax bu ñetti weer yi jeexee kon nga xam ne ñax day jeex kon nag war nañu trouver beneen solution ñu bañ a rek yaakaar ci taw bii ñëw ñu seet nan la ñuy defee ay yeneen pexe yoo xam ne jumtukaay yoo xam ne bu boobaa danañu mun a servir suñu jur te fekk benn jafe-jafe du am sinon jafe-jafe dana am.
jafe-jafe la ñu njort ni nar naa am ci jur gi bu ñu leen pingut maanaam ñàkk leen ñi moom am nañ jafe-jafe ndax seeni quartier seeni kër ma ngay tëmb ndoxum taw mi moo ko sookeem mooy yenn ci ay barab ci biir Ndakaaru bokk na ca Ngor jàppal Madim ñoom it seen kàddu jib na ñu boole seen bopp ci genn kuréel duppee ko collectif neñu dañoo jël baaraam dut ko nguuru Sénégal ci ni la mu soppim ci ay dogoteem lu mel ni ki projet bi caisse de dépôt et consignation am ngir defaraat xëy na ancienne piste nañu koy wooyee muy foofu ci aéroport Léopold Senghor ci Yoff ak lan def ni ay chantier yooyu yëpp daal jàppees na ni bokk na ci li sooke mbënd mi ba seen kër ndox ma di ko nangu ñu nag jot na état ci boppam ak jëmtukaay yuy tax ba ñu war leen a mën a waggar ba ëllëg jawaab du fa am gëstu soxna Ami Diouf ànd ak suñu ndàmbe reportage. taw yu mujj yi lee indi woon mbënn mu rëy ci Ndakaaru rawatina Ngor Almadi kuréel gi yeewoo ci bile gox di xamle ne yenn bâtiment yiñ tabax Ngor extension moo waral ndox amatul fu mu jaar. ñun Sénégal pour l'instant li ñu dal dañuy waxante dëgg du dérèglement climatique affaire u mal gouvernance la mooy que nit ñi Dakar ndoxu ko wër Dakar dafa bëroon ay yoonu ndox Dakar bu tawee ndox bi dafa am fu mu daan jaar di dem géej kër fu suufu am dagg nañ ko ba fii suuf bu ndox daan jaar ñu bloqué ko. ambassade États-Unis 2010 lañ ko commencé bi ñu ko commencé ba sëkk fii ci gannaaw la inondation donc ça fait xaw ma bu ngeen compter 12 ans inondation ci la commencé mais da daan nekk yu tuuti mais chaque jour am ku yokk dara parce que ci 12 ans yooyu la Ngor extension ñëw. kuréel gi di joxoñ baaraamu tuumaal cité yi nga xam ne dañ ko tabax ci aéroport bu Yoff. kaay mujjee yi mooy aéroport bi te loolu moo jur inondation ak ouvrage canaux yi nga xam ne dañ ko war a defar war ci dugal xaalis def ko mu doy assainissement bi nga xam ne dañ ciy dugal xaalis boo ci dugal bu ñu la nee fukk ñaar moo ci dugg juróom-ñett yi xamoo fu mu jaar. leneen li ñuy xamle mooy canal bu ndaw bi nga xam ne dafa nekk ci biir gox gi te ndox mi ciy sotteeku attanu ko. ci la canal bi ñëw ci la aéroport bi ñëw loolu yëpp dafa yokk inondation yi mais fi mu nekk nii li xew mooy li xew léegi suñu moytuwul les prochaines inondations ay bakkan yu bëri dinañ ci rot. taw yu mujj yi lee indi woon yàqu-yàqu ci quartier bi lee ba tax na rekk kuréel gi di sàkku ci gouvernement bi ñu jox ndàmpaay ñi nga xam ne dañ ci amoon ay yàqute tey sàkku rekk ñu jël ay matuwaay ngir li ni mel bañati fee am. jaajëf soxna Ami Diouf ñu xuus jëm Géejawaay foofee jàppale nim CDEPS ba mooy célébrer yoonu ndaw ñi ay weer mi ngi nim doon leen tàggat nañ fa lu jege 20 junni ci ay waxambaane ki njagamaar lañ ci dem ba mooy ñu am koom-koom ngir ëllëg ca loolu métier moo koy mayeem dafa am benn projet bu nduppee woon yaakaar ña ko doon def ànd ak seen i partenaires jógee bitim réew ñu def liggéey bu ni mel ci banlieue bu Ndakaaru ñu ànd ak faram-fàcceeg bu doon njëcc. bëri nañ lool ñoom ndaw yi xëy ñëw ci CDEPS bu Géejawaay ngir sàkku si xam-xam ñu bari ci ndaw yooyu université virtuelle bu Sénégal la ñuy jàngee ñenn si ñoom ñëw fii def ay groupe de travail ngir mën a def seeni exercice mu doon opportunité boo xamante ne ñoom étudiants yi rafetlu lañ ko lool. fii la ñuy jàngee bu ñu amul cours en ligne fii lañ koy defee parce que amuñu possibilité dem si suñu ENO pour jàngee foofu mais fii. Je peux dire que dañ ko fay teg pour ñun jeunes yi daal. bon maa ngi lancé appel jeunes yëpp pour ñu ñëw fii découvrir parce que am na opportunité yu bëri. ci weerum janvier ak léegi CDEPS bu Géejawaay doon na lieu boo xamante ne ndaw ñi dañ fay bari lool ñu leen fay jox ay formation lépp ab projet bu tudd yaakaar. mais dañ fi yor benn projet bu tudd yaakaar boo xam ne dafa war a accompagner 200 000 jeunes fii ba 2023 ci banlieue bi. wante lu ñu seetlu woon mooy que ne jeunes yi en général du ñu am espace yoo xamante ne dañ fay nekk. loolu moo tax ñu ñëw fii ci CDEPS bu Géejawaay renforcer waat ko defaraat ko ba nga xamante ne jeunes yi dinañ mën di fi dugg donc bu ñu ko defaree ba léegi seetlu nañ ne constat boobu ñu defoon dëgg la ne jeunes yi dañuy manquer espace yu ñu dem donc di ngeen gisal seen bopp que ne espace yi yëpp da ngay gis jeunes yi ñu toog fa ñii kii moo leen fi indi pour. ay étudiants lañ ñuy def ay seeni recherche. ci ay weer rek projet bile te Union européenne financé ko di projet consortium Sénégal formé na ay junni ndaw ci banlieue bu Ndakaaru ci ay domaines yu wuute.
donc Jeunesse Espoir dafa nekk projet boo xam ni Union européenne moo ñu ci gunge ñu koy def ci banlieue bi fas yéene ci nag gunge 200 000 jeunes fii ak 2023. alors formation yi gunge nañu lu ëpp de 20 000 jeunes formation yi ni muy demee mooy ni ci centre bi dañ fi def formation yoo xam ne day nekk parfois ay formation technique maanaam dañ leen di jàngal benn loo xam ne dañ ci mën a def métier. par exemple am na ay formation yu ñu defoon fii ak CRE centre de recherche et d'essai de Guédiawaye jàngal leen nu ñuy fabriquer ay emballage ay sac et cetera. également ce qu'il faut ñu noter ko mooy ñun dañuy liggéey également ci wàllum engagement citoyen participation citoyenne di def ay programme volontariat pour ndaw ñi gën a di yëngu ci seen biir gox yi. SEDEPS bu Guédiawaye doon na léegi ab centre boo xamante ne bëri na opportunité ngir ndaw yu dëkkee ci département bu Guédiawaye Pikine ak Kër Massar. projet yaakaar nekk ci atam bu jiitu dina wéyandi ci ñetti at yi ñu jëm fas yéene formé lu tolloog 200 junni ndaw ci ay métiers yu wuute. Budal Ndiaye ginnaaw tàggatu gi ci ay métier itam bokk na ca tàggatu ci wàllum cinéma am na ay waxambaane ki njëgamaar yoo xam mbirum cinéma rek moo leen ñor ñoom it ña nga ca am na it kooku réalisateur la di doomu gox ba tey duñ gënagun Géejawaay ci banlieue bu Ndakaaru ña ngay becc ci lu jëm ci mbirum cinéma waaye itam fexe ba woo ci ndaw ñi ñu wone seenu xarañaay ci wàllu guddi mel loolee itam bañ ca noppee ci waajal gi ak fan toll nga xam si moo di Salou Sima Cissé réalisateur ci wàllum film am na lu mu te dénk Budal Ndiaye. projection film journal de junior sama film bi nga xamante ni moom moo ibbi ciné club maanaam mise en place su ciné club bu Guédiawaye te ma am contentement loolu ñëw fi teew parce que depuis 2016 c'est la première fois que film bi waa Guédiawaye gis ko. film bi lu muy wax mooy histoire benn xale bi nga xamante ni la mi ngi dund ci biir famille am papam ak yaayam waaye mi ngi fay dund bu metti ndaxte saa su ne mu fekkee wala mu dégg papam ak yaayam di xeex loolu jàpp ko loolu ba moom bu mu demee école sax moom dafay xaw a maanaam doxalee noonu ba directrice sax ba bëgg kaa dàq. dama seetlu lu yàgg ne góor ñi dañuy far liggéey seen doole dañuy wane seen doole ci kaw jigéen ñi te loolu dafa nekk loo xamante ne dañ ko war a weesu ndax tey nii surtout nga am doom sax. depuis 2016 am na fu bëri fu mu jaar def na ay festival yu bëri macha allah muy fii muy ci bitim réew waaye loolu yëpp am na solo waaye li ma ëppal solo man mooy tey sama teewaay fii nii tey ci Guédiawaye ndaxte dañoo am problème bi nga xamante ni mooy problème de distribution mooy que ni suñu film yi yu ci bëri balaa suñu ay population di ko gis dañuy sonn wala sa amaana sax duñ ko mës a gis moo tax may jaajëfal Yoro li dal ñaa ci initiative bi mu teg ndaxte lu am solo la. jaajëf mu doon gëstu Budal Ndiaye aslëf ci sport jàpp leen ko ginnaaw combat bi amoon diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux bu Fass ak waa Guédiawaye ci Balla am cak ndam mi ngi noonu image yi ngeen di seen tey ci incha allah 21h fii ci buntu makkaanum Media Invest dana fi am face à face bu am solo buy am diggante ñaari mbër yi ak mboolem staffu promoteur bi ba ci promoteur bi ñu noo àndal waaye itam kilifa yi ngànk làmb ak it naata yi nga xam te ne bii ñooy jàngat lamb ak ay yeneen confrères yu ñu fi invité kon bàyyi leen ko xel incha allah 21h lay doon en direct fii ci buntu média incha allah daañu ko toppaat ci na mu gën a yaatu. bitim réew ñu koy tàmbali ci lu soxal mbirum armée bu Burkina Faso ne li mu bëgg mooy dina gën a organiser maanaam réorganiser jubbantewaat joyantewaat jekkalaat toogaay itam ba lépp luy war a mën a tax ba la ñu ñàkk ci ay barab ñu gis ni fi ñu tollu jihadistes yi dañoo nangu gox yu bari ca biir Burkina Faso loolu nag ñàkkum organisation moo ko sooke li moo tax soldat sani kon faaw ñu defaraat toogaay jekkal ko itam loolu la ministre bi dinañ ko wàllum défense ba xamle lu waral kàddu yu jib nag jàppale ni fi ñu toll ay kàddu yu bari jib na di wax ni kon Burkina depuis que soldat sa soxar bee nguur ga ak léegi dañoo lajji ndax ñoom la ñu waxoon mooy soldat yi Burkina Faso dañoo sonn laati kaaf lompoñ mëntu ñoo xeex ak terroriste yam kon dañoo war a jël nguur ga ngir jox soldat si doole waaye bu fii teewul tey la wàllu gën a aay li nag moo tax kon joyanti mënta ñàkk toogaay yi noonu kon lañu ko jàngatem waaye itam dañoo gën nga xool yenn diwaanu Sénégal muy organisation territoriale bi buñ sampee fii barab ak yeneen barab yi des ñu xool nun ko war a mën daay itam waggar ko itam ba bu ko defee lépp luy wàllum
kaaraange yor koo mën a daal di saytu ndax ba fii jàppale ni bari nay xeetu cong yoo xam te ne bi mi ngi am caaw askan wa ba ay nit di ca ñàkk seen bakkan saa su ne dañ toppat incha allah wàllu yëpp ca na mu gën a yaatoo. beneen réew la ñu jëm lii mi ngi soxal li nga xam moo jëm ci diwaanu Mali ki nga xam moo di kon Choguel Kaloga Maïga dafa daal di am kon malaise dafa xëm li ñu duppee rek AVC moo ko daal di jàpp muy accident vasculaire cérébral lu mel que mi ngi xew ginnaaw bi nga xam daal dañu ko daal di fëkk yóbbu l'hôpital xibaar bi sunu naataango yu Jeune Afrique ñoo ko daal di becci moom ki nga xam ne rek moo di sëñ bi Maïga moomee kon daal di nekk ci ay jafe-jafe yu tar ba daal di rek ne ci ak feebar ba nekk l'hôpital jamono ji daañu ko toppaat nu mu gën a yaatu ndax moom toll na ci juróom benn fukki at ak ñeent ma nga fa ci benn clinique bu nekk ca biir Bamako. ngir jeexal bitim réew lii mi ngi soxal ay xeetu document yu sakkan ña nga ca diwaanu États-Unis d'Amérique ak ñi nga xam ñooy kon mbirum Donald Trump moom mi fi nekkoon njiitum réewum fee nga xam si mooy États-Unis d'Amérique. FBI ñoo saraxlu ca biir kër bi nga xam si moo di kon yenn ci këru Donald Trump yooyam di càmbar ay documents lu ko waral mooy Trump dañ ko tuumaal ni ba mu jóge ca bopp réew ma dafa am ay documents yu bari yoo xam ne dafa war a nekk confidentiel waaye itam war a nekk histoire nga ko dëxañ ci ay kàggu yooyu yëpp nag moom da koo daal di yóbbu ca këram waaw boo gisuñu ko lu mu ci mën doon ñu ngi koy toppandi fi mu toll nii tembem lu ni mel nag la FBI daal di xamle ci nag bari na lu nu saisir foofee ay bagages yu bari yoo xam daal jàppees na ni kon faaw yoon dana ca amu yoon ngir kon mën a leeral wàllu guni mel ca bu defu ndànk nag Donald Trump moomee ay at nar na ko daal di dal ci ak kasom muy bokk njiitum réew mi nga xam daanaka guleet mu toll fii en tant que mos a jiite njiitum États-Unis d'Amérique googu lay. ñu doon song beneen pàcc buy tëj xabaaru marax yi ca mooy article de la semaine. fan yii de ngeen ko ñu ngi wàcc élection tabbum ñu war a teewal Sénégal ci benn bànqaasam muy au conseil des collectivités territoriales ba fii soxna Aminata Mbengue Ndiaye nekk ca boppam lu mu ci mën di doon coalition Yewwi Askan Wi ak wàllu di intercoalition ñoom nee ñu dañ ko bëgg a tas ca itam sax duñ ca bokk dañ koy won ginnaaw loolu lépp nag naka la ko war a mën a jàngateem yeneen itam ci ay politiciens dugg nañ ca xeex ba moo tax El Hadji Malick Cissé dem gis yi ak sunu confrère di Babacar Gueye Diop quotidien bis bi la nekk am na lum ca becc ñu ànd ak moom. HCCT nekk au conseil des collectivités territoriales ñu koy waxtaane fan yi yëpp boobu la institution am ñu jàpp ni dañ ko fi war a jëlee bés bi le jour def si taxaw seetlu boobu lay taxaw seetlu fës lool si page 6 bu journal bi. combat de la survie waaw parce que HCCT bi ñu ko indee 2016 ba tey lu sénégalais yu bëri dañuy posé wu ay question di laaj institution bi ban njariñ la am na je rappelle que am na 150 membres HCCT yu fa nekk ñu leen di fay am nañ présidente Aminata Mbengue Ndiaye avant Ousmane Tanor Dieng moo ko jiite woon donc mais boobu ba léegi parce que boo seetee assemblée nationale sax dañ koy boole si débat bi waaye aussi assemblée nationale moom doo dégg kenn ku ne dañ koy supprimer mais HCCT ñu bëri gisuñu njëriñam ñu gis ne am na institution bu ko jiitu boo xamante ne mu ngi tuddoon Sénat institution boobu indi nañ ko 99 supprimer ko 2001 indiwaat nañ ko 2007 supprimer ko 2012 donc ma jàpp ne est-ce que tey jii débat bi tegu nga xam ne dañu war a opposition bi defal ak ay organisation de la société civile dañuy laaj pour ñu supprimer HCCT est-ce que HCCT boobu du am mujjanteel comme Sénat bi mu am nii donc looloo tax ma ne dafa war a engagé combat am pour la survie. taxawaayu homme politique yi jëm si HCCT lu ëlëm askan bi la yéenekaay bi ni Khalifa Sall ak taxaw Dakar defoon nañ campagne atum 2016 ngir am fa ay siège mu nekk lu waroo ak jamono ji di gis-gisu sama naataango. Khalifa Sall Barthélémy Diaz ñoom ñi ñëpp ñuy bokk si taxaw Sénégal temps yi taxaw Dakar la woon ñoom en 2016 août 2016 dañu doon campagne parce que élection yi septembre 2016 la dañ doon campagne pour am
pour am ay haut conseil fii te pourtant ñoom élection référendum bi sax ñoom dañoo voté woon non référendum bi fi indi HCCT ñoom dañoo voté woon non mais malgré tout dañu bokkoon ci élection yooyu taxaw Dakar à Dakar ñoo gagné woon 2 sièges yi ñu fi tegoon 2 sièges yooyu kan la Cheikh Gueye maire Dieuppeul Derklé kooku aussi Sénégalais yi dañuy fàtte ne moom aussi haut conseil la Aïssatou Fall mi nga xamante ne nekkoon na fi premier adjoint maire Jean-Baptiste Diouf à Grand Dakar moom haut conseiller yi donc ñoom ñooy les 2 hauts conseillers de Dakar ñoom ñoo ko gagné woon donc tey Khalifa Sall bu ñëwaatee tey mu ne institution bi amul benn njëriñ daf may xaw a tiital tuuti parce que damay jàpp rek ne ay position politique yu muy jël la parce que gis nañ ne opposition bi am na doole ci élection yi génn ni donc dañuy jéem a wan peuple bi ne Macky Sall mu ngi nii dafa am ay institution yoo xam ne amul benn njëriñ yu muy teg looloo tax ñu ne ñoom bokkuñu ba pare aussi dañuy def ne dañuy bëgg pour institution boobu bañ a amati. pour élection renouvellement yi nga xamante ni 4 fan ci weeru septembre bii di ñëw nañ ko fas yéene amal intercoalition wàllu Yewwi ni du ci bokk benn yoon naka noonu muy sàkku ñu supprimer HCCT Babacar Gueye Diop ni mbir mi lu doy waar la. ñoom dañu ne dañ koy bu ñu demee assemblée nationale waa intercoalition Yewwi Wallu nga xamante ne tey jii bu leen dajalee dinañ mat 80 députés ñoom dañuy def ay proposition de loi mooy doon seen première proposition de loi pour institution boobu ñu jëlee ko fi jël milliards yan fay def waaw nga xam ne jege na fukki milliards ñu def ko ci budget bi pour régler problème bu dëkk bi waaye man dafa am benn njàngat rek bu ma ci def loo xamante ne nii mooy loi bi procédure bi ñu koy defee parce que HCCT dafa nekk institution boo xamante ne ci constitution bi la nekk donc dañ ne la du loi simple boo xam ne da ngay dem rek voté ko il faut nga am les 2 tiers du parlement 2 tiers du parlement 2 tiers boo ko jëlee ci parlement yi muy 99 députés parce que parlement bi 165 députés lay def donc te tey jii boo dajalee opposition bi yëpp waxuma sax Yewwi Wallu mais boo dajalee opposition bi yëpp ñoom 83 députés la ñuy def donc ñoom li ma mënuma jàpp ne 16 députés di leen jóge ci waa Benno Bokk Yaakaar ñëw renforcer leen pour mën a voter loi boobu noonu donc moo tax ma ne loolu dañ ko wax nii rek peut-être pour nit ñi consommer ko mais acte politique la rek du loo xamante ne nii loo xam ne mën nañ ko matérialiser. Sénat nuuru ci mbënn yu atum 2012 ci fàttali boobule congrès téeméeri voix ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo ci àndoon ngir ñu supprimer ko ci 2 téeméer ak juróom fukk élus. en août 2012 président dafa jóge Afrique du Sud ñëw booba coow laa ngi ne kur mbënd mi banlieue Dakar nga xamante ne sonnoon nañ trop président ne waaw léegi supprimer na institution boobu muy Sénat nga xam ne Pape Diop moo ko jiite woon damay rappeler sax ne parlement bi ñaari chambre la woon assemblée nationale ak Sénat sax dem nañ ba positionné ko ci kanamu assemblée nationale nga xamante ne Pape Diop bi fi Ablaye Wade nekkee ba bi mu fiy jógee ba bi ñu fiy dindi Sénat Pape Diop moo nekkoon 2e personnalité de l'État nekk devant assemblée nationale le président de l'assemblée nationale donc bi président ñëwee mu dindi ko gis nañ ne 10 ans après inondation yi yëpp a ngi fi moom jàpp tamit ne comme ñële rek moom acte politique rek la tegoon parce que Sénat aussi nekk na institution boo xamante ne tamit moom moo HCCT presque mën naa wax sax ni ñoom ñaar c'est le combat de la survie parce que sénégalais yi su bëgg yu si bëri bëgguñu ko yu si bëri dañuy wax ne dañuy fay ay nit rek ñu dem di fa kii mais amuñu benn njariñ dañuy wax ne politiciens yi ñooy seet di caser seen clientèle politique rek ñu di leen teg foofu Sénat te ñu ngi agité waat sax ne dañuy ñëwaat parce que dina ñëwaat parce que Pape Diop mi nga xam ne moo ko fi dirigé woon ci campagne bi man mii rek interrogé naa ko mu ne dafa bëgg Sénat ñëwaat donc ay constitutionnalistes ñu ngi ciy wax ay politiciens ñu ngi koy wax ñu ngi wax sax ne est-ce que duñu supprimer HCCT def ko Sénat donc loolu ay kii la politique rek yoo xam ne manœuvre politique yoo ñoom ñoo ko teg de la part de l'opposition comme du pouvoir président Macky Sall moom aussi day jouer comme ñëpp. ndax chambre bu am solo la naka noonu est-ce que nekkul benn institution bi nga xamante ni dañ fay caser clientèle politique ku si nekk ak nu mu koy gisee.
jaajëf El Hadji Malick Cissé gërëm leen ci ànd beeg ñun ITV li mu ci xabaaru marax yi li fàttali woon incha allah 21h dana am face to face jàkkaarloo ba am diggante Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux waxtaan bi war a doon xayma combat bi ñu génn ak ñi war a seq làmb ak ñi organisé woon boobu lépp combat ak mbooleem kër gi mi ngi amee fii ci buntu média. kon incha allah ci kanam tuuti dana amaat xabaar incha allah 19h45 ak Aïssata Ndiaye Fall gërëm leen ci ànd beeg ñun jaa ngeen jëf.